gàlle yaay mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay su guddee fooy fanaan. jërëjëf mbokki internet yu suivre Sunugal 24.net am mbégte am contentement bu baax a baax di jàkkaarloowaat ak yéen fii ci biir Sunugal 24.net seen émission bu mag boobu di làmbaloog ki ma ci àndal nag du ma ci wut benn yoon suma papa laa ci àndal Père Cheikh Ndiaye ñu bàyyi ko rek mu nuyoog waa réew mi ci àdduna wërngal këpp ci biir Sunugal 24.net papa Cheikh Ndiaye maa ngi lay siyaare. Jaw maa ngi lay fay booleeg di la namm nag. ci loolu namm nu bokk plateau bi comme ni ñu koy defee rek ci Sunugal 24. namm naa la yaa ngi doxal. mais maa la raw temps yi tey da ngaa xajam de. waaw loolu de am na. tey looy laaj. borom parcelle. waaw loolu day wax ko ca kaw. Père Cheikh Ndiaye ngay am noonu. waaw di nuyu ñi nga xam ne ñooy moo ndwànc xam ne dañuy bàyyi gaal gi nag. pour mu yóbbaale leen nag. incha allah te du ñu diig. léegi dañuy dikk li nga xam ne nii mooy paquet bi Jaw dajje. noonu la demee à chaque fois fii ci biir Sunugal 24.net seen émission bu mag boobu di làmbaloog heure bu commencé rek di def nag lu dul di ñaanal ñi nga xamante ni mooy feebar bi ci réew mi muy coronavirus di ñaan yàlla mi ko fi dugal yàlla na ko fi génne ci kàttan mag mbaaxam. amiin képp ku mu dalagul yàlla bu mu la dal ci àdduna képp ku mu dal yàlla na yàlla fëgg sa bopp ba nga delluwaat sa njaboot ci kàttanu yàlla ak mbaaxam. amiin di leen fàttali rek geste barrière yi nga xamante ni ñoom la ñu waa kër docteur sant. nañ koy sàmm bu baax a baax di raxasu ba set. gel antiseptique boo ko mënee am moo gën masque nag yaakaar naa ne c'est une obligation. di def nii ko ci deful rek yaakaar naa ne. mais Jaw nii ngay def comme ni ko sunu papa Cheikh Ndiaye defee. waaw def ko nii rek daal di am naa sel bi daal di yor bu mel nii. di ko laal walaay ndeysaan. tey soree. dina tax mu jóge fi incha allah waaw noonu lay demee à chaque fois fii ci biir Sunugal 24.net. fa la ñuy jaaree dugg ci journal boobu di sunu làmb tey moom lañ tey fa la ñuy jëm rek mu nga fësal ci xëtam bu njëkk xale boobu ñuy wax Lac de Guiers numéro 2. 16 ans de carrière entre lumière ténèbres et rebond Lac de Guiers numéro 2 en quête d'étincelle pour devenir roi des arènes kooku Lac de Guiers numéro 2 la ñu koy wax ñu ñëw rek ci Lac de Guiers numéro 2 le penseur du Waalo palmarès am Père Cheikh Ndiaye. du mën a ñàkk ñu wax ko ñi nga xamante ni ñoom ñooy sunu ay mbokk internautes. palmarèsu Lac de Guiers numéro 2 Lac de Guiers numéro 2 17 combats la disputé mi ngi am 12 victoires 2 défaites 2 matchs nuls ak benn sans verdict. Lac de Guiers numéro 2 moo daan Mansour Diop le 25 décembre 2004 moo daan Khadim Diallo le 20 mars 2005 moo daan Batika le 30 avril 2005 moo daan Babacar Diallo le 4 mars 2006 moo daan Nees le 25 juin 2006 moo daan Yekini Junior le 10 décembre 2006 daan Tapha Tine le 28 janvier 2007 daan Issa Pouye le 8 avril 2007 daan Zos le 28 juillet 2007 daan Tafa Gueye le 1er mars 2009 moo daan Papa Sow le 12 avril 2015 daan Yekini le 24 juillet 2016 sans verdict bi mu am nag digganteem ak Baboy la mi ngi doonoon le 9 octobre 2009 foofu ci stade Demba Diop match nul bi mu am nag digganteem ak Eumeu Sène la le 28 février la woon 2010 foofu ci stade Demba Diop beneen match nul bi mu am digganteem ak Modou Lo la le 4 avril 2011 défaite bi mu am nag Eumeu Sène moo ko teg surtout Samba Xoyaan bi le 8 avril la woon 2012 foofu stade Demba Diop Modou Lo daan na ko le 28 janvier 2018 par décision arbitrale Père Cheikh Ndiaye. Lac de Guiers numéro 2 mu mel ni def na parcours boo xamante ni parcours bu extraordinaire la jafe ne fi mu jaar mbër jaar fa disputé 17 combats 2 défaites rek la am mu mel ni loolu ndaanaan pire koy am. Lac de Guiers palmarès wax nga ko ci ñi mu tollool fi mu ne ku ko ci am. ak li mu def. amul néew ma amul diwaan yu bariwul. amul ci làmb ji parce que xam nga Lac de Guiers fooram mooy dafa garder boppam dafa réserver boppam. li mu indi du la ko jox te loo indi mu jël ko. te du fay combat. public du ko yóbbu. amateur du ko yóbbu moom li mu jàng moom lay indi appliqué ko bëri ko ba li ko yàlla may jël parce que Lac de Guiers bul fàttali day bëri yu koy yooxu naa ko deel doo ay les défenses nangam. mais nag à chaque fois day am maximum de concentration ci biir géew kenn du ko yóbbu. mooy li ma la wax li mu bëgg a def lay def. li mu bëggul def kenn du ko def loolu la dañ ne tey ci ndox la gën waaye ci nit la gën. bokk na ci mbëri gën a compétent ci arène bi de. gis nga xelam moomu pour fii mu teg tànkam suñ ko jaxe su dëgg pour mbër daan ko dina jafe. sunu làmb xëy samp ab laaj. def na fukki at ak juróom benn ci làmb ji Lac de Guiers numéro 2
16 ans de carrière entre lumière, ténèbres, rebond, Lac de Guiers numéro 2. Quête d'étincelle pour devenir un roi des arènes. dund na fi lu ne nag dund na fi bànneex dund na fi lu naqari dund na fi loo xamante ni lu wër lu mbër war a dund la te lépp rek bu ñëwee. lépp daal bu ñëwee da koy gérer ba génn ci ak jàmm Lac de Guiers numéro 2. xam nga roi des arènes beneen affaire nag moo koy nekk parce que dafa nekk ci parcours boo xam ne ni xale yi dañoo màgg dañ naan Bombardier màgg na. xale yi dañoo màgg te fii roi des arènes bi nekk. xale yi ko soxla. pour Lac de Guiers man ko foqati seen loxo. ak âge bi mu toll. te nag bul fàttali Lac de Guiers nag nekkatul xale. nekkatul xale bu ngemboo rek bu dongalee nga xam ne. commencé naa nekk mag. du mag moom mais nag xale yi dañ ko fekk si. xam nga ku mel ni Sa Thiès ku mel ni Sa Thiès. ku mel ni Garga Mbossé. ku mel ni Boy Niang. ku mel ni Ama Baldé. xale yooyu ku mel ni ñoom rëg-rëg. ku mel ni ñoom xale bi dëkk Parcelles. nu mu tudd Franc waaye dama ne. roi des arènes pour Lac de Guiers moment bii ñu toll nii. xale yi ko soxla. pour mu mën koo gàtt. mais mën na doon roi des arènes. déggoo li ma la wax borom bitu mbagg boo xool maa nga see nga ca mais. parce que victoire ya bari na défaite ya néew na. non xam nga fi mu ne Sénégal moom dañuy fab roi des arènes ku daan bu ma la daan rek maa nekk roi des arènes këyit walideetu ko. parce que kon ñii ko am kenn du ko cam ndax amul këyitu suukar bu ñu bind ne benn état reconnaître na ne Yékini Tyson. Bombardier ba ci Modou Lo mii ko yor tey benn këyit walide na ne signé nañ ko tàmp ne ko. ci fàttali rek Lac de Guiers numéro 2 am na benn classe bu fi Gaston Mbengue tëggoon. 2008 Lac de Guiers numéro 2 moom moo ko jël. mooy classe seen classe ba te mu daanoon ñoom Tapha Tine. dama ne daan Issa Pouye. 2008 la. daan champion Gaston Mbengue fay ku nekk 20 millions. ay jàmbaat donc li la mu ngi waaj a dellusi bu dellusi ñu xam ne làmb jam na gan de. mais Lac de Guiers numéro 2 classe bu toll noonu mu jël ko est-ce que lu yomb la. déedéet parce que mooy li ma la wax rek parce que xam nga lu tax. toujours day am un vainqueur un vainqueur. toujours day am premier am deuxième. te ñam ca bokkaloon mooy li ma la wax rek dafa dikk indi bëre boppam. du asaaloo làmbam. ba yàlla may ko mu nekk ca bopp ba. waaye nag jamono jooju ak jamono ji ça fait deux. fa mu duggoon parcours ba mu duggoon ak xale yi bëgg crème bi fi mu ne. ça fait deux de. noonu la demee. moom noonu la demee de. kooku mooy Lac de Guiers numéro 2 le puncheur di waalo xale bu waalo boobu ñu ñëw nag ñu jàll ci xamante ni Tapha Tine borom tax chirip snobé par les ténors de sa classe les espoirs comme dernier recours Tapha Tine ay moroomam nanguwuñ ko jël jamono bi ñu toll. est-ce que nekkul gabari ba. non gabari ba ca la. kenn ñemewu ko cee jël de. non loolu la suñu làmb xëy wax. non bul nekk nee na est-ce que ay moroom nanguwuñ ko jël est-ce que tamit du retourner jël ci xale yi. parce que non xam nga Tapha Tine Lac de Ama Baldé war na ko mën a daan. le géant du Baol. kenn wari tudd Ama Baldé mais gis nga ba ko Ama Baldé daan ak léegi dafa am taas. gisoo. defet ba boo ko topp. ñëwal. gis nga récemment dernière sortie bi digganteem ak Yékini Junior nam def Yékini Junior imposé ko mbot mu rëy foofu ca Amadou Bari la woon. xam nga bul ne Tapha Tine ay moroom moo ko bëggut. non ay moroomam dañ koo ñemewul a jël. déedéet làmb ji ñoo ko bëggut parce que xam nga. ay ñu war a bëri ak moom. non parce que dañ koy moytu. non defal ndànk dañuy waxtaan. Ama Baldé doxal nañ ko digganteem ak moom. ñu ne ko Modou Lo xaalis moo gën ci yow moo gën a baax ci yow. mais Ama xam na làmb jooju du arrangement. parce que bay ëpp xaalis nee naa la mbër yi léegi xaalis lañu bëgg te Tapha Tine kase bi gars yi laaj ci ñoom promoteur duñu leen ko fay. combat boobu demoon nañ ba war a jot avance. ñu dox ci sur proposé Ama Baldé. ci Modou Lo kase bu seer ci li ñu wax. ndax gisaguma ko. Ama Baldé teg fa Tapha Tine mais Modou Lo doo wax ak Modou Lo ba pare ba combat bi war a tax nga bàyyi fa Modou Lo jël Tapha Tine. doo wax ak Balla Gaye ba combat bi taxaw nga bàyyi fa Balla Gaye jël Tapha Tine. Boy Niang mii du fi bàyyi Balla Gaye di jël Tapha Tine maanaam fa ma waxee mooy Tapha Tine defet booboo ko topp. kase ba mënta te yéeg. mais tamit moo mujjee daan Yékini Junior. waaw non déggu li ma la wax déggu li ma la wax Yékini Junior ndaanaan la mais yegg ci kaw laa la wax 100 millions 80 millions.
gaa yi bokku dama ne la gaa yi dërëm bi la ñuy xool léegi. fi leen ëppal gagne-pain la ñuy xool. sa classe gi gagne-pain bi la ñuy xool. mais Tapha Tine daanaan la quand même. kullu fàddilin. waaw kullu fàddilin. boobu moom boo ko séenee muy ñëw rek doo laaj ci anam mbër mi. dégg loolu ma la wax. dégg loolu ma la wax complet macha allah. dégg loolu ma la wax. jël am Boy Niang jël giree ko gën jël Tapha Tine. waaw parce que xam nañ ne fee day metti. déedéet Tapha Tine moom bu ko jël di nga raaga benn du ci non ba dugg baat vocal. dama ne la. loo indi de dina ci jaw ma jaw de xool waaw bëri ak dóor moom benn neexu ci waaye dama ne la gagne-pain mi la gars yi Gris Bordeaux moo ëpp kase Tapha Tine. mais tamit Tapha Tine dañ koy moytu loolu moom dañ koy wax moom. dañ koy moytu de. dañ koy boo tegal ci moom 100 millions léegi c'est da nga gis benn boy bu ko dóorum lu jël ko. dañ koy moytu non defal naa dama ne la boo ci tegoon 100 millions léegi benn mbër dóorum lu jël ko. ñu jàll nag ci ki nga xamante ni moom mooy Luc Nicolaï. Enco. Luc Nicolaï ci fàttali rek ñu ngi ko teewoon fële ca Saint-Louis. yóbbu nañ ko Thiès. Thiès lañ ko yóbbu fan yi ñu génn. mais mi ngi def grève de la faim fan yi grève de la faim bi mooy dañoo bàyyi Bougazelli te bàyyiwuñ ko Luc Nicolaï ki nga xam ne moom lañ dénk justice bi nag muy Malick Sall. si Luc Nicolaï c'est dommage et intérêt il serait libre maanaam. bu fayee. waaw maanaam liñ koy laaj ci xaalis bu ko joxee rek dina génn foofu ñun nag ñaan rek lañ mën Père Cheikh Ndiaye. waaw Luc Nicolaï ku ne xam na ne ci ñun la bokk. ñu ngi ko téewoon yàgg na trop wax dëgg yàlla boobu ba tey. ñuy ñaan rek justice ñu libéral ñu ko. xam nga parce que tamit jeunesse bi soxla na ko. jeunesse bi soxla na ko trop. làmb tamit am na ci moom yaakaar. ndax ci fàttali rek biñ naan làmb dee na ak deewul mu décroché Modou Lo Ama Baldé. te loolu ku ne xamoon na ne mën naa suqaliwaat làmb. ñu jël ko mu ngi si doon dox. waaw ñu jël ko denc ko ci kaso bi kon làmb daal mën nañ na branche bu rëy faaxaat na ci te loolu yaakaar naa ne du nekkul intérêt làmb pour man. na famille làmb jóg. jàppoo. ànd. dajale seen ñetti dërëm ak seen gagne-pain. waaye loolu nga gis. non ku nekk la nga am ngay duggee marché. gis nga fi ñu jàpp fi. oustaz ñu defal ko téléthon ba mu génn. mbokk yi oustaz am defal ko téléthon mu génn. pourquoi promoteurs yi. mbër yi doon tëgg ñii ñëpp fi mu ne ku ci nekk ci kaw su ma juumut Luc Nicolaï tëgg na la. tëgg na ñëpp de. su ma juumut. ndax daanu daju suuf. l'homme des grands événements. na Balla Gaye dajeeg Tapha Tine luñ ci am dajale ko yóbbul ko Luc Nicolaï na Modou Lo dajeeg Ama Baldé luñ ci am dajale ko yóbbu lu kii Gris Bordeaux Lac de Guiers suñ paree génne seeni fere am luñ ci am ñu yóbbul ko waaw xaw ma nuñ koy waxee 10% xaw ma pourcentage loolu tamit geste bu naan waaw promoteur yi daje ñoom itam comme am nañ kuréel kii def 40 millions kii def 40 millions làmb yooyu ñu organisé ko. maa la ko wax ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax le grand Luc Nicolaï mu dellu si waat suñu biir ñu ñëw nag ci Gaston Mbengue ñu daal di tàggatoo Gaston Mbengue pendant 4 ans Orange me donnait 650 millions par an pour sponsoring Gaston Mbengue ak Orange ku ne xam na ne Orange ak Gaston Mbengue père Cheikh Ndiaye loolu namm nañ ko torop. déggoo li ma la wax da ngaa tudd léegi kalaafu 2008 bi gars yi fa doon bëri yëpp kenn laalu seen mosu cee laal 2 millions. mu ñëw ku nekk mu yëkkati 20 millions jox la. tëgg galaa boo xam ne nii fi mu ne ku defati galaa ci Gaston Mbengue ngay roy. lamb daal namm na ko lamb namm na ko. na ñëw bisimilah man. te bu dikkee na uuf famille lamb ndax ñëpp ay rakkam lañu. promoteur nañ bokk ndey bokk baay. ku nekk nga uuf ko moom du dégg yaa ma waxoon nangam su ñuy ne ko ñëpp tàllal loxo ñu ubbi stade yi lamb am parce que lamb famille lamb a koy xeex ba lamb mënta dem lamb ni ko moom ñoo koy yàq. di xàcce di xeex guddeeg bëccëg mbër yi di xeex promoteur yi di xeex amateur yi di xeex duñ laalante te famille la nu loo dama ne géej gi ku ko bëgg a ŋàcc da ngay sonn. mooy làmb. bu néewee jeex bu baree jeex kon na lépp di rafet. na rafet. Père Cheikh Ndiaye li ñu cërale woon ci waxtu jeex na lem neex na lool waaye du jiw ñu bàyyi la rek nga tàggatoo ak waa réew mi. waaw muy bàyyi bu dem di dellusi rek di leen jox rendez-vous ne loolu lañ leen doon indi rek ci seen làmbaloog. ma ànd ak sama jarbaat. ñu leen jox beneen émission ci yeneen ndaanaan ci ñu dajji beneen paquet ñu ànd nag suñu caméraman bi Guèye Ndioro ba beneen yoon. noonu la demee woon fii ci biir Sunugal24.net à chaque fois rek Père Cheikh Ndiaye laa ci àndal li gën a fës ci làmb rek la ñuy jël teg ko fi suñu taawul waxtaanee ko
ñu leen di jox dig daje incha allahu rabbi ba beneen yoon yàlla na ñëpp am jàmm. mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay su guddee fooy fanaan